nga xam ni ngaay def na ko depuis que régime bi nga xam ne nii nekk na fi di ko doxal ci Sénégal bu njëkk bi dañ ciy wax li nga xam ne nii mooy wàllu xarala yi ak artisanat li koy firndeel mooy bi nguur gi toogee dañoo tànn ngaay def ko capitale de l'artisanat journée de l'artisanat en 2014 ñu célébré ko fii feete ko fii ci diggu terrain bi waa ngaay yépp rafetlu ko artisan ngaay yépp rafetlu ko ñu leen ciy sant di leen ci gërëm ci kaw loolu ñu indil ñu tamit loo xam ni mooy SECA mooy li nga xam ne ni moo nekk ci buntu dëkk bi muy lan muy place bërëb boo xam ni ñi nga xam ne nii ñooy artisan yi dañ fay dem di fa teg seen li nga xam ne ni liggéey nañ ko di ko fa jaay jënd ak jaay ak weccante vraiment ak yeneen ñi nga xam ne ni ñëw nañ sàkk pour am ci yooyu muy nag loo xam ni lu ñu arrangé la lu arrangé doomu ngaay lenn rek mooy que ni ouverture bi année bii lañ waxoon ni dañ koy ubbi le ministre ñu ngi koy ñaan mu ubbil ñu ko ndax suñu artisans yi soxla nañ ko am na tamit lu ñuy tuddee maison de l'outil boo xam ni day tàggat ay ndaw ci métier mu war na ñaw wàllu solaire wàllu bépp xarala boo xam ni ndaw ñi ñu ngi ciy yëngatu ci Sénégal kooku mu nekk fii te ku ñuy wax suñu xarit monsieur Sy jiite ko ñu koy sant di ko gërëm ci liggéey bi nga xam ne ni mi ngi koy def ak formation yi nga xam ne mi ngi koy jox suñu ndaw ñi góor ak jigéen surtout bi ma ci gën a neex mooy bi Covid bi commencé jeune entrepreneurs yi daf leen ubbil local bi ñu dem foofu di fa defar ay masque di ko baaxee askanu Ngaye Mékhé muy loo xam ne lu am solo ñu koy sant di ko gërëm bi ci des mooy école bi nga xam ne nii dinañ ko def ci Ngaye muy école de formation boo xam ne day tàggat ndaw ñi ci liggéeyu der bi nga xam ne nii ñu ngi koy liggéey donc loolu moom vraiment ñu ngi leen di ñaax pour que ñu taxaw ci ba loolu antu ndax tamit soxla nañ ko artisanat li fa nekk ci ay ndaw dafa bari te ñu ci bari ci lañu yaakaar pour suturlu jàppale ci seeni wayjur depuis que régime bi nekk fi aussi ñu ngi gisaat Ngaye Mékhé di am ay tali loolu mi ngi commencé depuis 2014 bi nga xamee ni jàpp nañ ni fii la ñuy fêter journée nationale de l'artisanat boobu la président joxe ndigal pour que tali bi nga xam ne ni jóge na ci tali route nationale bi romb HLM jëm ci wetu raay bi ñu defar ko donc ci boobu lañ ko defaree muy loo xam ni lu am solo la ba fan yi aussi gis nañu programme bi nga xam ni FERA mi ngi koy dérouler ci commune Sénégal yépp li nga xam ne ni Sénégal Ngaye Mékhé am na ci wàllam mu defal ñu ko muy tali bi nga xam ni jóge na ci raay bi jëm côté hôpital ak jóge ci raay bi jëm ci wetu centre ville kooku aussi ñu koy rafetlu waaye nag ki nga xam ne nii moo fi nekk moom amul vision xàmmewul priorité parce que bépp ndaw tey boo fi interroger laaj ko priorité dina la wax ni loolu du priorité axe yooyu mu tànn du priorité ndax maanaam du amal njëriñ bu baax askan bi ay yeneen axe a ngi fi tali bi jëm Paal jógee ci angal bi route nationale bi jëm Paal kooku priorité la tali bi nga xam ne nii jóge na route nationale jëm angal Pekes priorité la tali bi nga xam ne nii jóge na Lébu jëm côté Riso mais priorité la parce que ñi koy utiliser moo ëpp ñi nga xam ne nii ñooy utiliser axe yi kon vraiment ñun loolu lañ ciy ñaawlu waaye loolu du waa FERA ki nga xam ni moo fi nekk mooy jaawle ay priorité am parce que yaakaar naa ni ci leneen la nekk comme priorité bi ci des mooy gis nañu jamono yi làmp yi nga xam ne nii
waa ANER jox nañ ko waa Ngaye muy programme boo xam ni grâce au gouvernement et au président Macky Sall moo ko defaroon muy 50 000 lampadaires 50 000 lampadaires yooyu communes yi am na ñoo xam ne jël nañ seeni làmp ba fàtte waaye ñun ki fi nekk comme ni ma koy waxee rek xamul priorité yi fu mu toll mi ngi calcul mbirum politique ak mbirum électorat toog naan damay xaar ba ñu jàpp wala ba bis bi politique ba élection yi jige ma doog koo def far yàlla mu dem fekk fa ay làmp yoo xam ni bari na parce que ñëpp jël nañ seeni làmp moo waral tey làmp yi nga xam ni am nañ ko doyul te vraiment ni mu ko sampee sax boo ko gisee da ngay xam ni fu am di jàmmam dëkk rek wala fu mu yaakaar ni am di jàmmam dëkk na fa rek da mu samp ko fa parce que day nax boppam dafa xamul su xamoon du ko doxalee noonu. beneen bi ci des bu ëpp solo nag bi nga xam ni tey moo ma lëkkale tey moo lëkkale ñi nga xam ni ñoom laa àndal di liggéey suba ngoon bu dégg bëccëg ci dëkk bi ak waa collectif bii nga xam ne nii tey ñoo fi toog di xeexal ak yelleefu waa Ngaye li ñu yel lëkkale nag mooy un problème boo xam ni mooy lëmbee dëkk bi moo tere nelaw askan bi ndax kenn ku nekk xamatuloo foo jëm muy li jëm ci wàllu suuf Ngaye Mékhé ñépp xam nañ ni amatul suuf ci li ñu wër ñépp xam nañu lenn rek la ñu dese ci suuf mooy les espaces verts espace vert yi nga xam ni ñi ko fi jiitu ak ñi doon defar plan wu dëkk bi dañ ko fee defoon denc ko pour que ñi nga xam ne nii ñi ngi dëkk ci dëkk bi mën a am foo xam ni bu ñu bëggee nokki air pur bu ñu bëggee nokki bu jaar yoon bu ñu bëggee féexlu bu ñu bëggee doxantu seen doom yi bu ñu bëggee foofu la ñuy dem loolu fi des moom la nar a dagg moom la commencé dagg te di ko joxe di ko jox nag ñoo xam ni day tànn rek ku ko neex mu jox la day tànn ku ko neex mu jox la waa Lebu récemment génn nañu waa HLM génn nañu Ngaye Diagne fii di parking bii nga xam ne nii moo nekk ci stade bi ma ko yëgal waa Goney Ngaye di ko wëgg a yëgal jeune bi yépp que ni parking boobu dagg nañ ko déjà commencé koo jox ay nit te yii ñuy wax yépp mën nañ leen ci jox ay exemple ay nit yoo xam ni day toog rek téléphoné la ni la kaay jël sa këyit te këyit gam lay jox baaxul may attirer attention waa Ngaye yépp këyit gam lay jox baaxul répondrewul ci benn norme la répondre ku ko jëlit ba mu tax nga jaay sa ngor ba defal ko loo xam ne nii moo taxoon mu la koy jox bu robinet yi ubbee kat yaa tooñ sa bopp duma ci yegg waaye yaa tooñ sa bopp ku fi ñëwaat tamit mën na koo nangu def ko neneen delloo ko ñi nga xam ne nii ñoo ko moom kon may wax waa Ngaye jeune Ngaye surtout que ni quartier bu nekk am na ay espace vert yu fa nekk bu jógee nit nag bu jógee lëf jaral ko mu def loo xam ne naka sudul noonu dalay jaral yow tamit nga taxaw ni ko du fi amee man de sama dañ jóg jeunes yi nañ jóg taxaw ñun dinañ leen jàppale bépp démarche boo xam ne war nañ ko ci def auprès des autorités dinañ ko ci def dinañ ko ànd ak yéen waxtaan bii tey bëgguma mu dàkk tey dama bëgg après bu ñu fi jógee plan d'action feuille de route ñu defar ko ensemble topp ko dox ko ba espace vert yi nga xam ne nii moom lañ ñu fi desal pour suñu njaboot pour ñi nga xam ne nii ñi ngi war a ñëw ñu bàyyil ñu ko fi ngir yàlla leneen lu mu bëgg a def nag moom na ko def parce que li ko fi dese bareetul ma ni même cimetière yi même fi nga xam ne nii janasa yi li ñuy wax janasa cimetière yi sax épargne bàyyiwu leen ñi fi toog am na ci ñu ko xam am na ci ñoo xam ne ay conseillers xam dañ leen jox ay terrain ci wetu cimetière ñu koy jaay ba mbir mi wëlbatiku seen kaw kon loolu du loo xam ne nii dañuy làmbatu lu ñuy pàng kenn du ko jeex ñun de fas yéene nañ lépp loo xam ne nii ñi ngi koy wax ci dëkk bi dañ koy teg fu wóor fu leer
te nag lépp lu mu ko jaral pour nasaxal dëkk bi ñun dañ ci taxaw pour jàmmarloo ak moom. mani Ngaye Mékhé at mu nekk dañuy voter budget mais kenn gisu fi benn bant bu ñu teg na ko fii ci xaalisu commune bi lañ ko jële amul benn réalisation amu ci yii fondation Sonatel nee na yi GCO mais benn réalisation boo xam ne ci fonds propre la ko jële defar ko amul. mais loolu naka la mën demee xaalis boobu mais ñun ñoo koy fay ñun ñoo koy génne suñu yaay yi suñu jigéen ñiy toog di ñëw guddeeg bëccëg di jaay caaf di jaay beñe di jaay ay dàll tailleur yi mais ñoom ñooy génne xaalis boobu. ay aide sociale yooyu nga xam ni dañ koy voté ci budget bi pour jàppale ñi nga xam ne ni dañoo néew di doole ñi nga xam ne am nañ malade te amuñu luñ ko faje yenn courant yi nga xam ni. connexion courant yi nga xam ni jàkka yi ak mosquée yi ñu ngi koy am yenn jafe-jafe pour fay seen courant ñun suñu mag ñi nga xam ni dañoo dem ba mënatuñoo faj seen bopp ñooñu aide yooyu pour ñoom la waaye aide yooyu mais yaa ma neex moo tax ñu koy def yaa ma neex ku nekk rek ku jóg rek ku ko neex rek mu jox la ko te mënoon ni sax diw ak diw am na ci dañ ngay dégg rek da ngay dégg rek. mooy loo xam ne nii jëmalewuma ko moom ndax moom wan nañu mooy kan ci loolu mooy alal ji nga xam ne nii GCO mi ngi ko fi dugal fondation Sonatel mi ngi ko fi dugal wan nañu kii sonn nañu ci wax léegi nag ñoom ñooñu fondation Sonatel ak GCO ñoom la ñuy attirer seen attention wax leen ni leen nañu informer nañu ñëw informer l'opinion mecquoise ci li nga xam ne nii ñi ngi koy dugal alal ji ngay dugal ci dëkk bi depuis bañ fi nekkee ba léegi ndax alal jooju xamuñu fu mu aw xamuñu fu mu jaar loolu man ñoom lay artu te nag bët bu rusul toj te am na loo xam ne buñ fa yeggee askanu Ngaye Mékhé dinañ taxaw fii ci gaar bi taxaw fii yàq seen liggéey te bu boobaa ci ñoom lay jóge ñaan ñu ko yàlla waaye nag waa Ngaye sonn nañ ci chèque fii chèque laa jot fii 20 millions laa jot fii 4 millions laa jot fii sonn nañ ci te kenn du xam fu mu jaar kon ñoom nañ jël seen ko moom li ñuy def ndaw ñi lañ koy defal ànd ko ak ndaw ñi pour njariñu Ngaye pour njariñu waa Ngaye Covid bi nag ma dolli si gestion catastrophique lañ def ci li nga xam ne nii moom lañ fi joxe woon 12 millions 500 yoo xam ni ko kenn waxu ko moom moo ko wax n'est-ce pas yéen a ko délibéré y a des conseils ici 12 millions 500 kenn xamul fu mu jaar kenn xamul fu mu jaar ay bon 25 lan 25 kilos 5 kilos kii la jox yenn conseils te ay ñooñam la koy jox ñooñu dajalewaat yëpp ni ko bëgguñu ci dara ñun askan bi moo ñu tax a jóg loolu lu ko gën a ñaaw lu ko gën a ñaaw récemment lañ fi jot 4 millions 500 bu GCO 4 millions 500 kenn xamul fu mu dugg encore kon nag jot na waa Ngaye ñu booloo ñun ñëpp nekk benn ñun dañuy politique d'accord waaye bu Ngaye taxawee lépp lu ñu jàpp dinañ ko bàyyi mu jaral ñu guddeeg bëccëg ñu xat suñu tànk ndax Ngaye moo ñu ñor dara ñoruñu lu dul Ngaye liñ fi wax lépp d'accord Sénégal mi ngi fi waaye déggu leen fi ñu wax fi Tamba Kédougou wala Richard Toll waxu Ngaye lañ fi wax kon nag Ngaye moo ñu ñor ma leen di ñaan di tàllal loxo ñëpp di tàllal loxo waa Ngaye ñu ñëw jàppale ñu ci loolu ñu taxaw Ngaye leneen nag bu jotee ñi mën a ànd ñi mënul ànd dem seen bopp lu yàlla def muy loolu man loolu laa gëm man noonu laay doxee di leen sant di leen gërëm yéen ñëpp ci seen teewaay xel day fàttu mooy lii ngeen gis nii donc ay ballon de basket ay ballon de basket la yoo xam ni c'est destiné à l'équipe de basket de Ngaye Mékhé donc may sa profito di leen remercier di profito di remercier Diop le président de l'équipe parce que ñoom aussi ay ndaw lañ te lépp rek
ñu ngi koy def ci seeni moyen bopp lii ay loisirs la 2 paires de loisirs muy 40 loisirs ak 18 paires de blousons destinés à l'ASC Goney Ngaye ASC bi nga xam ne nii mooy jëmbal Ngaye fu mu toll di profito di féliciter président bi nga xam ne nii sama rakk la ñoo bokk papa depuis que mu nekk fii muy Jibi Ndiaye depuis que mu nekk ci équipe bi mi ngi def liggéey bu mucc ayib ak ses propres moyens ak waa Ngaye ñi nga xam ne nii les bonnes volontés di leen jàppale fii ci salle bi wóor na yàlla am na ci ñoo xam ni vraiment def nañ ci seen loxo ñun nag noonu la ñuy doxee lépp loo xam ne laal na Ngaye rek ñun bu soobee yàlla dinañ leen jàppale liñ ci mën ànd ko ak ñoom di leen suivre loolu rek la woon jërë ngeen jëf